yéen ñi seetaan seen émission Njur ak Njanaaw seen chaîne de télévision la DTV tey dañu ñëw ànd ak éleveur bu mag boo xamante ni kenn du ko présenté ci Sénégal ci wàllu élevage volaille maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirum picc ñu koy wax ay pigeon d'ornement wala ay picc yi nga xamante ni mooy li ñuy wax ay oiseaux lu jëm ci pigeon lu jëm ci ay calopsie lu jëm ci ay perruche ñu dalal ko tey mu nekk Issa ñu ngi lay nuyu. ah mbokk yi maa leen di nuyu di leen fay di leen nuyu kenn ko si nekk sa tur ak sa sant ma jullee si yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm sama ñaari waajur ak sama am di jàmm di leen gërëm yéen tamit seen liggéey ndax élevage moom ku ko mën a tudd tamit il faut ñu boole leen si ndax yéen a koy wane fépp nit ñi di ko gis ñu koy rafetlu trop. mais tey ñu ñëw fii fekk si la Pout ñu ñëw ñu gis ay variété pigeon yu bëri mais balaa ñuy dugg ci waxtaan bi da ci sori au juste lan nga ñu mën a wax ci gàttal rek ci lu tuuti ci pigeon ak sa jaar-jaar ci pigeon naka nga tàmbalee yar. waaw man sama élevage fi mu tàmbalee depuis 92 la Pikine Tabla Thiam ak boobu maa ngi nekk ak sama turandoo moo ma doon jëlal ay pigeon marché Zeng ba 90 si laa ñëw Pout sama mère kon ne sama élevage te jamono yooyu local laa doon def ba ma ñëwee fii Pout quoi ay année 98 laa commencé def local finalement ma dem ba si biir di jënd ay variété ay race ndànk-ndànk ma dem nag ba mujj gi dama mujj bàyyi sama liggéey bi ma doon def après élevage bi laa gën a gis si laa doon gis lu nekk moo doon jaral tam may déplacé dem fu nekk finalement ma dem Pàcc Colobane wuta benn place boo xam ni ay pigeon lañ fay jaay ay ginaar ak yooyu nekk fa def naa fa au maximum ay 5 ans 6 ans daal si diggante bi nag travaux yi ne woon foofu nag si lañ doon jëlee foofu place yi si laa bàyyi defaat retour ñëwaat toog pour continuer war sama élevage. mais pourquoi tey choix wu yar pigeon. bi njëkk mooy relation bi ma indil si àdduna. pour woon pigeon jàpp naa du ma ko am benn si yow mi ma jàkkaar lool. tey xam naa leen ndax lan pigeon kon amal na ma njariñ bu bari yombal na sama génn tamit benn loo xam ne ay temps dama ko daan rêvé mooy tukkee ak yeneen ak yeneen. am naa ay partenaires yoo xamante ni extérieur la nekk dañuy jokkoo dañuy déggante sa dara war lu ko lu dul pigeon. mais est-ce que tey ci dëkk bi am na ay kilifa yoo xamante ni tey da ngay jëflante ak ñoom si lu jëm si mbirum pigeon. waaw fi nga toog nii ñi si état bi sax am na ñu fiy ñëw kilifa diine yi am na ñoo xam tam ñu ngi fiy ñëw mais pour ma citer tour laay xaw a bañ. man mii xam naa si ñu bëri. ñoo xamante ne nekk nañ ministre fii ci réew mi. nekk nañ fi député ak ay sëriñ yu mag yoo xam. dañuy jëflante moo tax ma laaj boobu mais tey. ñu gis ni yarum pigeon aussi dafa commencé évoluer ci Sénégal tey dañu gis ni léegi ñëpp dañ ci dugg lan moo waral loolu. li waral loolu ñenn ñi xaalis tax na ndax tey boo xoolee paire pigeon 200 000 francs 300 000 francs 400 000 francs si loo xam ne am na ñoo xam ne bu njëkk pour ñoom téeméer sax 500 francs mën ko jar mais léegi gis nañ ay variétés yoo xamante ni ñu bari daaw ñu ko gis ñu ngi koy jënd extérieur lañ koy jëndee fay gars yi indil ñu ko muy doon pigeon yu rafet yu beauté yu rare. nga wax ni paire pigeon 200 000 francs. mais tey est-ce que tey paire pigeon lan la am lu war a mën a tax mu jar 200 000. non pigeon dama koy jàppee comme bu fekkee dama koy def misaal si weñ. mu ngi mel ni jaaro bi ma takk. gis nga nu mu toll nii ak nu mu rëyee. jaaro or bu ko gën a ndaw moo ko ëpp valeur ndax moo gën a jafe. pigeon nag foofu la toll. ba pare dafa nekk loo xam day dindi stress nit. tey booy def élevage pigeon sa kër ak lu la mën a xatal lu la mën a mere soo duggee sa box da ngay fàttali la metti woon. bute boobu si moom kase la am amul si beneen volaille boo xam ne mën na def loolu. mais tey ma ñëw fii ma gis ay multitude de races ma gis fi ay races yu bëri. nga diversifier pourquoi choix wu diversification bi. waaw loolu pour jàngal ñi nga xam ne carrément ñu ngi si yoon bi ne élevage lañ gëm pour nga leen di xamal ni variété yi nii ak nii lay demee lii ak lii moo am si variété ndax variété pigeon kenn mën la wax yëpp. mais ñun ñu ngi góorgóorlu ba ñun lu mu gàtt-gàtt dina fekk ñu teg lu mat 30 variétés yu bokkul jëm kaw. mais tey est-ce que tey pigeon yi tey bu ñu ko pigeon li ñu fekk ci pigeon tey bu ñu ko doon estimer tey boo ko doon estimer ci xaalis ay ñaata la war a toll. sérieusement man xaw ma ñaata pigeon la am. mais bu mu manqué ma xam ko ñaareel bi ay millions la. ndax du benn du ñaar ay millions la. ndax tey jii boo xoolee 3 paires mondains yu baax paire bu nekk dina la dikkee paire 200 000 3 couples laa la wax rek mondain blanc yi lu mu gàtt paire 150 000 lay jar.
am na pigeon bu ñuy wax satinette instant bi man maa ko njëkk a jënd Sénégal 225 000 di ko jaaywaat 250 000. mais pigeon yi foo leen di jëndee. non pigeon yi souvent damay am ay copains yoo xam ne Espagne la ñuy nekk. dañuy importer ay pigeon suñ ñëwee wala bala ñoo ñëw par WhatsApp la ñuy wax ak man ne ma gis naa pigeon bu mel nangam ak nangam man la nangam la tudd. ñaata la mën a jar man la temps la mën a jar. bu ñëwee ma jënd ko. su ma yorul xaalis pour jënd lépp tamit. man marché boobu dama koy gérer damay am ay clients yu jóge ay Burkina Mali fu nekk. Abidjan fu nekk lañ yóbbu pigeon yi. léegi nag boobaa man am na ñoo xam tamit seen xaalis man nan ma jox exemple 2 millions yoo xam ne mën na tëdd si man weer ñuy xaar pour ma am arrivage boo xam ni intéressé na leen pour ma defal leen sélection jox leen. mais tey Sénégal ñëpp dañuy wax ni lu la jaaxal rek wala mu jafe rek ci wàllu pigeon wala ci wàllu picc demal nga seeti Issa mais au juste loolu est-ce que tey loolu yaa ngi koy sóor bu baax ba nga xamante ni yow yaa ngi bàyyi xel ci fii léegi benn at ñaar ñett tey nga war a conserver loolu noonu est-ce que yaa ngi def lépp pour conserver ko aussi nekk à la hauteur indi yeneen race yu ute ak yi en plus. waaw c'est que wala élevage sax di commencer di voyager comme ñëpp di dem indi ji pigeon yi. waaw foofu laa jëmee yow élevage espace moyen la te espace moyen bi mooy da ngay am doole benn ñaareel bi da ngay am espace jàpp naa ne nit gënu ma ko bëgg mais nit ëpp na ma doole yor si nombre mais du ma ko gën a xam. ndax def naa si temps boo xamante ni am na ñoo xam ne defuñu ko si xam nga da ngay gis xale mu dëkk si kër heure bu xëyee lu ñu koy def ma nga jàngi. tiimal say leçon man damay dëkk ak pigeon. bàyyi sama kër ñëw wutal leen kër spécial pour ñoom rek. bu si feebar su ma tëddee guddi fii bu dee dafa soj courisa man su ma ko dégloo dinaa ko xam damay jaral ma taal lamp yi ba repérer ko jàpp ko defal ko li ma ko war a defal pour loolu dañ. ba pare tamit sama kër même porte pigeon bu fi mën a ñëw pigeon bu mu mën a doon. dama lay bàyyi ngay naaw di dem di ñëw ndax man yamuma si élevage boo xam ne damay ñëw ne non lii dama koy téye du génn non. mais ma ñëw aussi ma gis fi ay colombe. waaw ma gis ni colombe d'habitude dafa nekk espèce boo xamante ni nit ñi duñ ko apprivoiser maanaam duñ ko yar di ko bàyyi muy naaw. waaw loolu gis nañ ni colombe da nga leen di bàyyi ñuy naaw. di ànd ak pigeon yi dem loolu ay nit weddi nan ko mu jaral leen ñu jóge Cissesse ñëw ba fii gis ko muy naaw am ay copains yoo xam ne colombe fii lan nekk samay xarit lan ñoom Adama Kane ñoom ñu ñëw confirmer loolu gis ko photo woog ñoom publier ko wane ko pour ñu gis ko ndax ñoom mosuñu ko gis tubaab bi en général mu def lu mel noonu. mais man sama gis-gis mooy ñoom dañuy liir sa kër ni nga leen téye noonu la lay téye jàmm jooju noonu nga leen di jox ñoom dañ la koy delloo. mais tey en parlant de colombophilie bi nga wax léegi. tey est-ce que mën nga ñu wax genèse colombophilie Sénégal histoire colombophilie Sénégal nan la colombophilie juddoo ak yow nan nga def ak colombophilie ak sa jaar-jaar ci colombophilie. waaw colombophilie man xooluma ko ma si ŋàññ xooluma ko ma si mere. mais lii réalité laa si wax. ndax colombophilie avant mu yam man la ak Adama Kane ñoo doon jël pigeon di sànni dem kër Maam Dieye dem kër Laat Mbour fu ne lan fa daan sànni pigeon mu dem ba mu yàgg ñu am suñu benn copain boo xam ne étranger la fi. ba mu ñëwee leen ko si dugal moom moo tax ma bàyyi ko ndax dañ dem ñu def compétir mu am échec mu am fu mu àgg ak ki nga xam ne man maa ko fa yóbbu woon. ma gis si sama bopp si laa bàyyi jël samay pigeon yi nga xam ne man maa ko moom ma jox ko Adama Kane benn bi fay nañ ko 500 000 francs benn éleveur bu dëkk Parcelles. ba mu ñëwee dama ko wax laa ne ko man maa la joxoon pigeon bi mais su ma sañoon nga jaay ko am noo def xaalis boobu ndax tamit mënoo di dund élevage bi doo si gis sa bopp sa waa kër duñ si gis sa bopp loolu erreur la. ndax mënoo topp benn affaire nag ay at sa wane woo résultat pour ñu nekk sa ginnaaw tamit xam ne lii war ñu ko foowee dañ ko war a téye. mais tey ñu gis ni colombophilie Sénégal ñu ngi avancé mais tey ban conseil nga mën a jox ak pigeon voyageur naka lañ koy tàggatee naka lañ koy préparer ba mu nekk benn champion. non c'est que pigeon voyageur colombophilie yëpp laay wax. defuñu si dara pigeon bi moo pare bi man xool ma lu neex nit li ma dund si élevage ak li ma xam laay wax. mooy pigeon bi ni mu paree dafa am maay boo xam ne moo koy guider. foo ko mën a yóbbu moom brise lay capté. moom lay jël pour am repère pour mën a ñibbi fa mu dëkk. comprendre nga. yow nag da ngay am amuram yóbbu sa pigeon bi nga xam ne yow yaa ko produire yaa ko yar mu ñibbi sa kër dafa neex. nga maye sa pigeon mu rëcc Tamba ñibbi si dafa neex. loolu am na mais man pigeon voyageur jaaxaluma ndax man yar naa pigeon rëñee sauvage bi ne si àll yi. muy naaw di ànd ak ñoom di dem di ñëw. sa loolu moo gën a jafe. mais tey aussi ñu def benn seetlu Sénégal compétition yi dafay am mais compétition yi ñu bëri dañuy wax ni pigeon yi de qualité bi dafa des parce que dañ leen di bàyyi te duñ def ay temps bu baax pour ñibbisi. waaw man ni ma daan def. laay wax li keneen di def xaw ma. mais pigeon bi entraîné da nga koy jàppe comme sa bopp. tey boo musul daw 100 mètres. nga jékki-jékki rek ne da ngay daw 100 mètres say muscle da koy yëg. par étape la nit di entraîné
mala yi tamit dañu yor bakkan dañu yor cœur comme yow par étape la ñuy def tey soo ko sànnee jam ñaajo bu subaa nga sànni ko 50 kilomètres dinaa suba exemple doo ko teg la noonu nga sànni ko Thiès ba mu leer na carrément kii distance bi tàmm na ko naaw na ko repérer na trottoir bi loolu am na si solo ñaareel bi mooy pigeon bi bu fekkente ni yow da nga ko bëgg a yar sa condition yi nga koy yare case bi mu nekk baaxul da jàpp mer ndax pigeon la boo xamante carrément dañ ko travailler ay jeunes yu bari moo nekk si moom moom parteem sauvage moo si ëpp boo ko mayul jàmm moom day dem man nga sànni sa pigeon mu dem compétir mu war a ñëw sa kër du ñëw dem xool benn immeuble bu baax mu dem taxaw fa récupérer man na fa nekk ba nga ne sax pigeon bi xëy na dañ ko jàpp mais xelam bu delsee mën na ñibbisi ndax boo ko ciseau wala nga sukk ko da ngay jékki-jékki gis xel mi mu dem mu mel ni luy naaw toogaat te instant xel mi mooy dem mais tey pigeon aussi Sénégal dafa mel ni pigeon amul ay ancien amul ay mag te ci biir milieu élevage am na ay mag ñoo xamante ni depuis année 70 ñu yar pigeon mais lan nga ma mën a wax foofu nag laa jëm ak yow ñooñu damay citer seeni tur ku mel ni docteur Bari Ousmane Samake Pa Saltige Moro Sicap Mbao Baye Paate Cambouren Pa 6 moo njëkk a am pigeon bu ñuy wax Julio il paraît que mu rëcc Sénégal Colobane ñibbi Paris kon def na jaloora si pigeon léegi nag yow mi nga xam ne ñooñu xaaruñu la woon doo leen dab da ngay leen di jox loxo bi mooy ñoom ñoo njëkk a def association Sénégal boo xam ni ak Pa Omar Mbaye bu Tëngéej yaa ngi dégg ñoo fi njëkk a def association boo xam ne mu ngi confirmé ni carrément pigeon yi ñu ngi développé Sénégal mais nag ñun xale yi su fekkante ni gëstuwuñ leen wala toppuñu leen tamit dinañ xam de mais dina am loo xam ne ñooñu koy gën a xam sa ñoom duñ koy téye man nag ñooñu ñëpp presque daan naa leen doxi daan naa dem si ñoom loolu moo tax man variété pigeon boo ma wan mosuma toog si ban école mais boo ma wan man la lii la tudd d'origine am fii la ak fii ndax dama ko tarbiyu quoi mais tey ñu gis ni pigeon tey fii ci biir Sénégal dañuy gis ni race yi ñuy ndamoo yëpp du ñu ay race yoo xamante ni race yu jógee Sénégal la dañuy gis ni race yi ay France la Suisse Belgique Angleterre Allemagne comme les Beauté ainsi de suite mais tey éleveur du Sénégal dama def remarque ni ñoom jéemuñu dara ci di croiser suñu pigeon local yi fexe fixé ci benn race parce que loolu dafa nekk problème bu mag ci race yi nekk ci Sénégal yëpp ci biir pigeon ci biir xar yi ci biir bëy yi ci biir nag yi loolu est-ce que yow en tant que éleveur yaa ngi ciy xalaat man fii ma dëkk nii sama kër man naa ni pigeon voyageur jaune li ñuy wax voyageur jaune couleur man travaillé naa ko maa ngi jëloon kilbitan danois xam nga unique lay doon jaune unique ma jël ko ma boole ko ak voyageur écaille rouge xaar naa ko presque 3 ans may doog a am li ma soxla muy génn ay fauve couleur fauve ay sëtaati sëtam ñoom ñoo ma génneel zone yooyu ba mu juddoo mu def zone barré ma may ko ma kura bu Colobane bu dëkk Poste Thiaroye yi ma kura produire si ba mu yàgg mu jox si bàyyi laat Cissé bu nekk Mbour comprendre nga li ma la expliqué dem naa bari koy jaayee paire bi 180 000 jamono yooyu mais ba ma demaat ba toll foo xam ne tamit neexatuma couleur neexatuma ma bàyyi ko man travaillé naa ko sama pigeon yi ma yor fii am na si yoo xamante ni tey su fekkee patam dafa jafe man dama koy jël ma accouplé ko ak beneen pigeon xaar sëtam pour travailler même man damay def loolu mais complexe dafa am si Sénégalais yi tey buñ la fekkee nga tëj aboyeur ak bouvre ñu ne noo day croisé mais race pure amul race pure local mais lépp travail la nag pure local xar pure local à part loolu yëpp jeunes yi leen jël rek boo leen travail la ndax king boo xoolee 52 ans lañ ko travail pigeon bi ñuy wax king kon xam nga ni yàgg na mais tey est-ce que mën nga ñu wax tey en général yan race pigeon nga fi am fii nii actuellement li fi nekk man sama gis-gis war na mat ay 20 variétés pigeon colombe blanc pomeroné bleu babette écaille rouge blanc pigeon moine blanc de Pomeranie lawar noir voyageur bouvre aboyeur Damascène mooy pigeon Damascène quoi moom moo neen suxuntu yonante bi race pigeon bi quoi moom nii lay mel à chaque fois day nekk gris am barré noir couleur bi rek moo si am quoi yi ma gis pigeon bi boo xoolee mooy pigeon aboyeur ndax moom day baw quoi day def comme nu xaj di def moom Espagne la jóge quoi pigeon bi mooy cravate colorant pigeon cravate la quoi mais cravate colorant la tudd
bii pigeon pan la pan indien ndax boo xoolee pan indien comme ni indien di solo noonu lay mel découpage yi indien yi ni takk seen ndigg yi seen bopp bi ak seen tànk yi moo tax comme coupe boobu lay mel quoi moo tudd pigeon pan indien. bii capucin français la mais ñaari façon capucin moom français ak hollandais français bi mooy gën a costaud quoi kii pigeon bouté allemand la kii blanc de Brunner kii pigeon texan la kii moo dàq alimenté si pigeon yi moo dàq seexal quoi souvent gars yi buñ ko jëndee dañ koy doyee pour filer quoi ndax pigeon cher la. fii boo xoolee tamit kii capucin la mais capucin bi mooy capucin hollandais moom moo gën a bari fii exemple quoi buub rek kii tamit capucin français la kii blanc de Brunner la pigeon bi moom bariwu fi quoi mukke la tudd quoi kii nii gazi la quoi kii blanc pomeronnais kii pigeon bi moom la pigeon mondain meunier quoi mondain bii pigeon bi bouvre mooy pigeon bouvre mooy def orange noir quoi couleur bi ba pare day am ip pigeon bi bokk na si pigeon yi gën a seer Sénégal quoi. ay ñaata. pigeon bi man dama ko jënd woon si benn waay bu ñuy wax ba du 225 000 mais après maa ngi ko doon jaay 250 jëm 300 quoi paire bi moom moo tudd satinette quoi ndax dafa am satinette am blondinette ñoom ñaar découpage yi benn la mais maay la ndul bokk quoi. pigeon bi moo tudd pigeon Montauban boo xoolee moo nekk nii quoi mooy pigeon Montauban moom day mel ni pigeon bi ñuy wax Romé quoi mais day am ip comme canard quoi mooy pigeon Montauban quoi. kon yow da ngay jaay pigeon yi lu ba mu génn frontière du Sénégal da nga am marché boo xam ne marché extérieur. marché bu am doole macha allah. xam nga nit bu la yàlla defalee nangul. nit bu mu xam mooy kan. nan xam mooy kan. boo demee ba yëg ni carrément yow yaay seexu naa. nekkatoo nit. nit ñi ñoo war a xam yow mi yaay seexu naa. sa jëfin sa dundin sa lépp. mais man am na ñoo xamante ni su ma dajee ak ñoom ñaari loxo lan may jox. am na ñoo xam ne su ma dajee ak ñoom dañ may soofantal ndax àdduna moo demee noonu. fii ma dëkk pour am na fi jeunes yoo xam ne pigeon intéressé wu leen woon mais tey jii loo leen wax non dama bëgg a dugg si élevage nangam ak nangam. kon sant naa si yàlla bu baax. mais tey ñu gis la aussi ci biir élevage gis ni tey foire yi nekk Sénégal yi am Sénégal yëpp ci wàllu élevage muy Fiara muy Saladam foire yooyu yëpp yow da nga bokk ci ñu koy taaral mais pourquoi choix wu dem ci foire yooyu noonu ak foire yi lan la mën a lan la lay apporter. bi ma siy gën a sant. benn waay la bu ñuy wax abukan. bokkuñu yaay bokkuñu papa élevage ñu boole xar lay def volaille lay def. ñëw naa foire ànd ak Adama kan jël benn box mu may ma 4 box. 3 plus sama box muy 3 sa box yi dafa seer. kon dèjà kooku teg na la loxo mooy mu ngi lay encouragé ni yaatal nañ élevage. sa loolu nit ku baax moo ko mën. souvent nag nga dem si foire distance bu ndaw pour ñu jaay la ko 500000 sax du yomb. ak xatal la yu métti mais comme élevage nga gëm. da ngay boole leen neex ak leen naqari lépp xam ni du yow rek mais am na ñoom ñu ngi dagg billet di ñëw pour yow. mais kon tey box foire yi dafay yegg ba 500000 francs. si 600000 500000 francs. mais est-ce que loolu mën ngeen ko rentabiliser 500000 nga jënd ko benn box est-ce que dangeen ko rentabiliser. non man su ma ñëwee installé. bala maa jaay bu dee vente laay def man bokkuma ak yenn éleveurs yi nga xam dañuy ñëw présenter bagage yi c'est-à-dire lii jaayul si tamay jaay nangam man lu dem foire day jaay sa lu ma indi ren bu déwénee damay indi lu ko man bu soobee yàlla. ndax dama gëm ni carrément booy def dara. chaque jour da nga war a mën a gën a yokk sa loxo ñu xam ne carrément kat yaa ngi teg loxo ñi nga dendeel. souvent nga gis tamit éleveurs yi am dañuy bëgg a dem exposer foire mu metti dañuy jël ñaar ba ñett ñu bokk benn box. loolu war nañ si bàyyi xel tamit di leen si dimbali di leen jàppale. mais tey est-ce que yow tey boo demee foire jël benn box fay ci 600000 francs est-ce que di nga ko rentabiliser est-ce que di nga ko jaay lu ëpp 600000 francs. non man foire ay millions laa fay jaay. su may wax damay wax dëgg. man damay am benn client boo xam ne day ñëw léegi bindal ma sec loo ma defal neex na ma ornement laa bëgg defal ma xool pigeon bu nekk na ko bii ak bii ndax neex na la mu ne ma waaw ma ne ko ok installeel ma sama tool ma ñëw tegal ko. mu am problème mu malade wala dara dafa feebar wala dara man ko lii ak lii moo koy faj man vétérinaire du ma liggéeyal sama alal. mais pourquoi parce que mais vétérinaire yi tey ñoom aussi liggéey bi dañ ci am wàll. wàll bu rëy mais ñaar moo am. li nga bind si këyit topp ko. ak li nga xam ne da ngay xëy jàkkaarloo moom xam ne lii la soxla. loolu yombul sa man foofu laa toll si élevage damay dem nga jaay médicament xeebu ma leen
sa duma leen mus a xeeb ndax dama mus a wax ak benn vétérinaire man ko man sama pigeon damay jël Ivomec piqûre ko mu ne ma Ivomec kenn du ko piqûre volaille man moom laay dindee variole sa su ma ko dóoree 3 jours gis résultat kon man maa ngi risqué sama alal ndax xam naa ko ñoom duñ jël risque mais dinaa ñëw jënd seen garab sa garab yu may utiliser yu bari Espagne lay jóge wala Italie ba po yi yëpp a ngi fii si biir mais tey ñu gis ni yarum ornement léegi dem na ba dugg ci lu jëm ci mbirum seku lu jëm ci ay mbirum perruche inséparable calopsie grue du Gabon ara yooyu noonu yëpp léegi commencé na di dugg Sénégal par yow noo def ak yooyu noonu. waaw man maa ngi siy dund. ndax ñun doomu Sénégal lan état bi war nañ teg loxo war nañ jàppale war nañ yombal suñuy mbir. si benn suñu amee pour tukki ñu yombalal ñu visa yi. ñu dem tukki pour taaral suñu dëkk la. ndax soo demee Allemagne wala nga dem Belgique dem jënd fa ay sujet boo ko indee du pour yow rek mais Sénégal nga koy tasaare. sa lu rafet yaakaar naa ñëpp ko bëgg. mais lan ngeen di xaar ci état bi yéen pour mu defal leen ko yéen. non état bi pour mu defal ñu ko tey jii boo ñëwoon bëgg visa coono bi nga si am rek en tant que noble bi nga doon. ak am katu xaalis bi nga doon. dala ko dul jaralati. waaw mais loolu est-ce que loolu ci photo état yi la parce que tey. si réew mu nekk dafa am politique dafa am politique am. si état bi la ndax xam nga lu tax fii ay foire internationale dafiy am. nga fay dem sa morom di fa dem. ay étranger ñooy ñëw. étranger yooyu di ñëw dañ leen a teg loxo. ñun dañu war a mën a teg loxo ba ñun suñu xar bu dee xar laadum bu Allemagne amee France am ñu war a mën a jël vol yóbbu suñuy sujet yi nga xam ne ñun ñoo ko moom yi ñu travail comme li nga wax. bañ mais est-ce que loolu du ci photo état bi la parce que xam nga lu tax man la du ci photo état bi. ci photo éleveurs yi la. parce que dëkk bu nekk dafa am ay normes internationales tey lu jëm ci mbirum xar am na réew yu mel ni France. dafa am yenn xeetu mala yoo xam te ne balaa muy dugg ci réew yooyu noonu dafa leen di leer ba leer ni am na yenn feebar yoo xam te ni réew mi xeex na ko ba mu jeex tàkk. mooy état bi. waaw mais ñëwaat nga ak éleveurs yi. xam nga wax ma la moog état bi. tey jii yow exemple nga jàpp suñu picc génn ko mu dem. yomb na trop mais nga dem jëlee fee benn pigeon mondain. est-ce que xam nga ñaata ngay fay si xaalis vétérinaire bi ñaata jour la koy téye am naa copain bu jënd 7 paires blancs mu ngi ko jëndee 8 millions la jënd 7 paires blancs yi exposition ak coono bu métti. benn bi am naa copain boo xam ne indi na ay bagages mu am retard ba si vol bi am yu dee sa dafa fay boo ñëwee si douane bi pour yow nga am ba jënd sa bagage jamono ji yombul ndax ñëpp xam na ni lii nekkatul loo xam ne ni foowee la lu seer la kon dugal ni seen loxo bu baax kon état bi am na foo xam nag ñun mënu mën a dimbali ñun mënuñu yenn yi quoi. mais tey par rapport ak picc yi lan nga ma mën a wax par rapport ak perruche yi calopsie inséparable yeeg yooyu noonu. waaw man de dama koy def ba pare dama déggoon éleveurs yu bari ñu ne calopsie inséparable perruche duñ bokk cage man war naa la nga gis man d'accord ma loolu man xam nga lu ma gëm élevage su ma gëmee élevage gëm naa ne lu si nekk boo leen boole ku nekk di nga marqué sa territoire pour yem fa maa ngi koy def maa ngi am production macha allah. tey ci biir compétition yi nga xam ne dafay am Sénégal. man damay def remarque ni tey pigeons yi dañuy dem sax mais ci enlogement yi léeg-léeg da ngay gis ay pigeons yoo xamante ni dañuy feebar dañuy amee coryza wala yu mel noonu est-ce que pigeons yi am ay yenn feebar est-ce que war na mën a def temps bu baax. xam nga tey. pigeon cardiaque bi dal nit da koy dal. peste bi daan dal nit ay jamono. day dal pigeon. variole mooy soccet yi dar nit da koy dal garab yi faj nit ñi mooy faj pigeon yi. man su may jënd garab yenn saa yi damay dem pharmacie jënd fa tuufaay bu nit sama pigeon bu fekkente ne bët bi dafa am variole nii mu tooy ma toqal ko si. faj ko si mu tane. léegi nag boo demee bay bokk compétition dafa am si norme yoo xam ne fa nga war a bokk gis nga compétition yi. baax na trop neex na trop dara dàq ko mais sooy dem da nga yëpp pigeon yi si conditions yi baax soo demee climat bi bu baaxul bu lase pigeon yi. bu fekkante ni yow météo mënoo dem moom mu jox la kab bu baax yow léegi téléphone yaa ngi fi xoolal dem nga heure bi baaxul bu lase pigeon yi mais pigeon boo jëlee Sénégal Dakar nga yóbbu ko ba Kidira ñaata kilomètre la pigeon bi condition yi baaxul tàngaay bi nekk foofu métti na boo ko sànnee da ngay am problème gars yi sànn nañ fi lu mat ay 307 pigeon am perte bu métti perte bi du si pigeon yi mais si ñoom la ndax affaire bi bu baaxul bul yàkkamti mënooy liggéey benn affaire ay at bëggu ko trop fonk ko boo demee nga sànni 10 dese benn mais loolu du avancement. mais tey aussi ñu def remarque que booy tey bu ñuy yar pigeon éleveurs yu bëri yu bees yi. dañuy jënd pigeon lu mu gën a cher ñu jàpp ne pigeon yi baax nañ si souche yu bees yi
te damay def remarque ni léeg-léeg dañ ngay jël boole ay ancienne souche ak nouvelle souche bi ni te ancienne souche bi da gën a def résultat. sama dooguma la samay pigeon dañuy fooye foire éleveur u colombe filier ñëpp di nga gis sa ay jeunes la ñuy doon sa su ma leen di bàyyi au maximum 6 heures xam nga 6 heures pour yombul. tey suñ ñëwee suba dañuy delluwaat xam naa si ay secret yu bari dund naa ko. ndax ba may def compétition pigeon boobu temps daaw ñu ko jël fanaan lan daan bañ kenn nit laa lay citeel muy Adama Kane bu dëkk ñaari tali. à part moom amul ku may wax si pigeon loo xam ne man dinaa la déglu sa Adama Kane dafa am fu mu yem si man mooy voyageur sa pigeon voyageur man sama bopp bu ma si amee bu baax moom laa koy jox ndax man dundatuma colombe fil jox naa ko pigeon bu ñuy wax manuel si nit laa ko jëlee jox ko pigeon bu ñuy wax Antonio si nit laa ko jëlee mais dama ko xeex ndax moom pour mu mën ko jot ndax xam naa ne lim siy def ak lim siy liggéey ak fi mu ko toll ñi mu fa toll bariwul. mais tey pigeon yi nga xamante ne joxoon nga ko voyageurs yi nga xamante ne joxe woon nga ko tey par rapport ak temps yi ñu doon def mais pigeon yi yan jaloore lañ def tey fii ci biir colombe fil Sénégal. pigeon yi colombe fil buñ si mën a tudd Sénégal 10% yi bu si am résultat sët nga fa wala doom direct. mais tey boo doon natt pigeon tey voyageurs yii nii ak ancienne souche bi tey yow boo doon tànn tey ancienne souche bi ak tey souche bu bees bi nii tey yow lu lay gën a. non man ancienne souche laay jël ndax ba léegi maa ngi ancienne souche pigeon bi gagné Mali Sénégal national bi. deuxième bi doomam mu ngi si man. troisième bi doomam mu ngi si man. lan la ancienne souche bi am lu nouvelle souche bi am. ancienne souche bi man sama gis-gis bu dee bute moo gën a bute man sama gis-gis li naan ancienne souche ñaareel bi bu dee doole pour naaw moom laa gën a gis ndax man moom laa daan naawal sa ba léegi am naa ko di ko booleeg yi naan niveau souche la sa pigeon du tisi du dàll amul ancien amul niveau amu si de tey mën nga sol ay tim ñu ne non tim yi 2017 la ak 2000 nangam pigeon amul loolu pigeon lu yor bakkan la di dund chaque jour day toll pour produire pour mën a def production amul lu xew amul lu xew yi. mais tey pigeon damay dégg ñuy wax ay Arden ay Janssen yooyu noonu yëpp ñu ko wax ci pigeon yi mais tey loolu au juste lan moo leen di différencier. non loolu mooy nga faa koo xam ne bokkoo leen rek ndax tey jii tubaab bi li muy liggéey da kaa gëm yow li nga gëm mooy liggéeyal mais tey jii bu fekkee da nga bëgg a comparer sa bopp ak keneen ngay tricher li muy dund da ngay am retard. ndax pigeon yi nii nekk fii di tagg di wax ancienne souche bi bu baaxoon ñoom duñ si jot xam nga duñ si jot. pigeon bi mënuñu dem ñu sànni ko ñoom tubaab yi mu am bague émetteur am bague reconnaissance. ñu sànni ko mu naaw réer marut yow sénégalais bi nga jàpp ko ne da nga siy travailler pour am lu baax boo dëggalee sa bopp nga gëm ko ba xeeb li nga fi fekkoon da ngay dem nga tukki nga dem si club yi xool pigeon boo xamante ni exemple moom tegle na ay trophée nga jënd doomam wala sëtam nga indi ko boo ñëwee Sénégal nga def compétition su la wanee résultat nga xam ni kon mooy bu baax bi mais pigeon bu marut nga ñëw jàpp ko ne moo fi gën man dama def géej sama liggéey sama profession géej la pigeon bu ne gis naa ko si géej gi si li jëm si xeetu voyageur xam naa leen xam li ñu gën a bëgg dund naa ko. mais tey ñu gis ni pigeon voyageur dafa commencé di cher léegi ñu gis ni tey pigeon ci dëkku tubaab bi dem na ba ñuy jaay benn pigeon 310 000 euros muy bolt tey par rapport ak njëgu pigeon yi ci àdduna bi lan nga ci mën a wax. pigeon yi day gën a seer ndax loolu carte xaalis la. man nee naa la. teel laa jàkkaar loolu. xooluma lu neex nit. mais lii dëgg laay wax. carte xaalis il faut nag mu am xaalis ndax coowu xaalis dafa rëy. yamul ak looy def pour plaisir nga xam ne nit day jóge fee ñëw ne la peeru bouté bi laa bëgg nga waxaale ak moom jaay ko bokkuñu. carte xaalis bu amul coow amul boo demoon feneen ak feneen du ma tudd noonu lay demee rek. kon maanaam dëkku tubaab yi. carte concours pigeon yi carte la. ba fii sax déggoo man la du ma wax lu neex nit lépp looy def di si teg ku gagné jël loolu yaa ngi. carte non mais fii pratiquement du carte parce que fii gars yi ay saako aliment lañ ciy gagné ak yooyu noonu te gars yi pratiquement la ñuy jëndee pigeon bi sax moo ëpp loolu noonu gars yi gagné wuñ ci dara parce que gars yi boo xoolee tey sponsor yi topp ñu leen gars yi amuñu yenn prix yoo xamante ne war nañ ko mën a joxe. ci biir production mais après da ngay dox. si di nga mos a taxaw yàlla nañ fi yàlla bàyyi si kanam nga ne lii de booy Issa waxoon na ko mais kuy raam da ngay dox ñun dañ daan raam. mais tey histoire pigeon voyageur ci àdduna bi rôle yi mu joué si àdduna bi est-ce que xam nga ci dara. non kooku jàppe ko comme sa téléphone boo yor rek yaa ngi fii boo soxlaa sa waa kër woo leen. ñu xam si loo nekk pigeon voyageur loolu moo nekkoon rôle am. mujj gi dem na ba ay camp ñoo ko yar su naawee jóg
gars yi bu ñu bañee mu jàll dañuy jël bal wàcce ko mujj gi gars yi liggéeyaat ko travaillé waat ko ba nga xam ne carrément moom dina ëttóoru lu ëpp loo xam ne pour nit wàcce ko du yomb ndax ay pigeon de message lan tey sa adresse sa dara man li may wax dama ko xam sa nit mënu ko dindi ndax dama ko dund pigeon bi tey boo jëlee nga bind Issa Seck yaa ngi dégg 1500 laa la waroon a jox nangam ak nangam exemple pigeon bi bu naawee ñëw sa kër boo ko jàppee lire ko message la boo xam ne da nga ko def sa téléphone maanaam boo xoolee loolu moo nekkoon rôle am jamono nag di dox ba mujj gi nag mu am leneen lu si nit ñi bëgg lu bokkul ak loolu sa boo xoolee ñi dàqoon a jaay drogue seen histoire dañ lay wax ni la carrément ay pigeon la daan ko daan jàllalee comme ay xeer ak yeneen ak yeneen mais tey est-ce que mën naa xam reproduction pigeon naka lay demee waaw loolu mu ngi dépendre benn affaire pigeon bu nekk ak ni muy suivre am na pigeon yoo mën na la suivre exemple 4 mois 5 mois doo nen ndax ñoom dañ lay fiire mâle bi day fiire femelle bi am yoo xam ne bu ñu la dàqee 2 jours da ngay dem pour nga dem tëdd pour nen ndax day fekk yow formé nga pour nen mais pigeon ñaata temps lay boof ñaata temps lay boof ko couveem waaw non 15 jours 15 jours la waaw mais bu couvé 15 jours moom naka lay entretenir doom bi ak ñaata temps la koy entretenir la koy saxal mu doog a génn kaaf non dafa am pigeon yoo xam ni seen doom dina génn ñu ensonné continuer di kat alimenté comprendre nga am pigeon yoo xamante ni doom bi bu dëgëree ba mun a foral boppam dootuñu ko laal ndax dañuy def teg yi dañ gaaw dañuy dem nenaat suñu nenee léegi nag doom boobu dootul am accès pour ñu ñëw si ñoom wala mu leen di alimenté dafa am si ay pigeon am pigeon yoo xam ne tamit ñoom tant que seen i doom demul ba confirmé du nenaat mais tey aussi ci biir pigeon man dama def benn seetlu pigeon ni ñuy dëkkee te dama gis ni yow pigeon yi da nga leen jaxase mais est-ce que tey pigeon yi doo ragal yenn paires yi nga xam te ne waruñu accoupler ñu jëlante accouplante comme nga gis mondain bu accouplé ak boulan genre demee noonu waaw loolu mën na dal koo xam ne xëy na gëm-gëmam si pigeon ak topp pigeon dafa des mooy mu traversé ko man lii laa nekkuma si leneen bu ma ñëwee ma tijji leen ñoom ñëpp benn bu si nekk sa femelle ngay topp bu ngoonee benn bu si nekk sa femelle ngay bokkal dugg box ndax man dama leen di dressé si loolu dressé bi mooy benn bu nekk dama fexe pour nga xam yow fi nga dëkk xam sa territoire bool bi su ma koy changé tamit damay xam ni carrément bool bi moo dëkkoon fii pigeon bi moo ko moom fa la jëm ok kon maanaam bool bi ak pigeon bi ñooy ànd tuxu si waaw man noonu laay def samay pigeon mais ma gis ne aussi pigeon yi ci biir couple yi ni ñuy formé woo man pigeon yi dama ciy gis ay mâles yu ànd gis ay femelles yu ànd waaw man dama am ñaari mâles yu ànd ñoo nekk na le mais man dafa ma neex sa ñaari mâles yu ànd dañuy alimenté dama leen tegal ay nen ñu couvé toj di ko alimenté mais ñaar yëpp ay mâles lan di nga gis pigeon mu am kiss tamit kiss bu ko amee du nen muy tëdd éleveurs yi jàpp ko di ko tegal ay nen soo leen waxee ñu ne ñooy produire kii fekk dafa am kiss boobu bu ko amee du mus a produire day mel ni genre nen quoi mooy mu engraissé damay gis ni que ni tey am na ñu bëri ñoo xamante ni ñoom dañuy jël benn race rek di ko liggéey pendant des années mais yow avant ngay yegg si def variété yu bëri yi am na race boo xam ne moom nga tàmmoon di liggéey ban race la lan mooy sa pigeon de pigeon bu ma gën a bëgg sama xol voyageur la pourquoi voyageur voyageur dama si am ay histoire benn bi dama am copain bu dëkk Mbour jóge Italie ñëw ma jaay ko 17 paires mu tudd Baye Laat Cissé moo ëppoon pitax Sénégal jamono jooju ma ne ko pigeon yi lu rëcc dina ñibbisi boobu maa ngi def compétir ma ne ko Adama Kane yaa ngi dégg mu ne ma bu ñëw jàppal nga jël pigeon bi mu dem yóbbu ko mu dagg laaf yi ni mu ko sisoo fan la ko yóbbu Mbour waaw muy dëkk Mbour ba mu daggee laaf yi pigeon bi laaf yi ni mu ko daggee la forcé ñibbisi sama kër mu doon plaisir bi ma njëkk am si pigeon ma xool distance Mbour man su ma naroon a jël oto di dem temps bi may def ak coono bi ma si sonn day métti imagine toi lu dindi ay pilimam mu forcé ko ñëw ma jëlaat pigeon bi mu toppaat ma si man ko non yaa ma waxoon lii ok mu bàyyi ma joxaat ko benn booy bu dëkk Fass bu ñuy wax maam man su ma lay wax dama lay citer ay tour si côté boobu maam jox ma xar ma jox ko pigeon bi pigeon ba mu rëccee deful ay waxtu mu woo ma dama pigeon bi dafa rëcc man ko mu ngi ne egsi na léegi nag man ko non dimbali ma jox la leneen bàyyi ko si laa xam ne nag pigeon bi am na leneen si moom ma jëlaat pigeon bi yóbbuwaat ko Touba kër sëñ Abo Mbacke sëñ Abo doom sëñ Mour Fatou Xëri moom ma njëkk a may pidax yi maam borom Touba joxoon papaam moo tax man lii dund naa si xam naa si lu bari ba ma joxee pigeon bi ba ma koy joxee pigeon bi rëcc ñibbisi muy 3 yoo xam ni gis naa ko si pigeon ñuy wax ni baaxul ci kër ñu bëri ñu wax ni pigeon day delloo ginnaaw kër lan nga mën a wax par rapport ak loolu non loolu xam nga xeeb sa noos weesuwul loolu ndax xam nga lu wax fii nit dëkk fi ay pidax fi dëkk sama kër yaay ngee kër yi kenn tiimuñu sa ñun si këru sàkkat lañ dëkkoon am ñaari nit
nit booy wax da ngay wax sa diggante ak yàlla da ngay wax dëgg. da ngay xam ne bu dee gëm nga yàlla jiitalal yàlla moo fi nekk. ñaari néeg moo amoon sama kër maam bi jur sama yaay. jamono yooyu fii cekkeen. ñuy dem di dem. boobu pitax yéen fa. musuma bàyyi pitax. man sama yaay ma gën a bëgg pitax. sama yaay laañaar da daan yar pitax ndax sama maam chef de gare la woon laañaar. dégg nga ma. samay jarbaat bi ma gën a jubal samay jarbaat jóge na Italie ba mu ñëwee di raam si biir kaaf pitax la dugg. kon loolu bokk na si ñun. suñu kër karo yi lu mu set bu fa pitax daagawul ñu doon kontaan. dégg nga ma. pitax man takk naa samay soxna. terrain bu seer dama koy jënd si pitax yeneen ak yeneen kon su nee baaxul si kër sa loruma mu ngi may jariñ mënuma gëm loolu. tey kilifa diine yi dañuy jóge ba Touba gaar seen oto ñëw dugg fii pitax leen fii dugal moom la ñuy jënd dem. ñu nekk si état bi du benn du ñaar ñoo xam ne guddi leen fi ñoom rek la li ni rek la leen tax a jóg pitax jënd ko dem. mais tey ci Sénégal fan kan nga gis koo xamante ni yarkatu pitax la boo xamante ni wala ñaar wala ñett wala ñeent yoo xamante ni tey ñii naw nga leen si yarum pigeon. benn Sela Diagne. ñaar Flavia bu Saint-Louis. boo demee di nga fa fekk lu mu ëpp 50 variétés pigeon yi bokkul sax moo koy jëndale boppam France andi ko. daf ko dund xam ko. pigeon bi njëkk si pigeon bi ma xam mu tuddi Bisa man maa koy jëndal yónnee ko. comprendre benn pigeon da koy jaral mu jóge Saint-Louis pétale velom dem Pàcc Colobane jënd ko ndax cycliste la daan dawal. ñibbiwaat kon xam nga tarbiyu na ko. ñaareel bi soo may wax. dinaa ne pas saltige. jaral na ko mu tuur ay rangooñam nga baal ma si wax ji. dëgg la kon bëgg na pigeon. ñaareel bi Baba Diaw. Baba Diaw men. waaw non Baba Diaw lu muy doyee pitax. Baba Diaw man sama bopp. bëgguma nee naa loolu du ma cité ay tur ñëw na si man gis ay pitax di ma laaj tur yi moo ko tur yi ndax xam na ko. suñu émission temps bi daf ñu tënk. mais dañ lay bàyyi nga tàggatoo bu fekkente ne am na leneen loo xam te ne aussi bëggoon nga ko wax si émission bi te jotuñu ko waxtaanee. benn bi daal mooy ñu gëm ni carrément ñun ñëpp ñoo bokk feebar man suma piqûre ñëpp ñuy dund élevage muy colombe fii ak muy lépp mais daal nan fexe. ba xool yëpp jàppante pigeon de race gënul voyageur gënul race mais kenn ku nekk. ak li nga bëgg. mais li yokk sa expérience. bu dee pigeon rek nga bëgg. mooy xamal lépp ndax xam-xam moom du doy man nag ku ma si seeti. doo ma wax sa man naa laa wax man nga maa laaj. xam nga lu ko waral. mooy man sama bopp. damaa gëm élevage su ma gëmee élevage ba fii local moo ngi fi. du ma ko jaay. mais nit bu la dara sagalee da nga koy tarbiyu sagal ko. mais aussi balaa ñuy tëj dama fekk ay Autriche. mais yow kon yow bàyyi woo dara. non man Autriche boo xoolee Sénégal ñu fi bari maa leen ko jaay man saison bi lu mu gàtt damay am ay 20 couples. te picc la boo xam ne man xam naa njariñam. mais nag xam nga suñu waxtaan au juste temps bi moo ñu tënk. mais benn laaj laa lay mujjee laaj xam naa ne tàgg woon nga pare. mais mooy lu jëm ci mbiru pigeon aboyeur man dafa nekk pigeon mu mus ta gis musuma koo dégg fii laa ko déggee. waaw pigeon aboyeur man am naa copain boo xam ne ko xam pitax la. mais dama ko dugal si internet bi mu woo ma. dama pigeon bi ma dugal dafa rafet lu mu tudd affaire yooyu man ko aboyeur. pourquoi aboyeur. aboyeur mooy luy baw. comme xaj bi day mbaw comme xaj. waaw day baw day changer recul nu ko neex lay def. ba pare volume am na doole. mais vraiment kontaan nañ ci dalal bi la dalal. mais man maa gën a kontaan man mi tax ngeen jóge dëkk ak dëkk. seen liggéey moo ko waral mais nag am ngeen Pastef di leen ñaanal tamit yàlla dool leen sutura yokk ay xéwal mu jëm si yéen ñëpp. ba yàlla def kenn ku si nekk am sa mbiru bopp si amin bu rafet. amin bu ñaawul. si barke yonante bi. lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon seen émission Njur ak Njanaaw te di leen jox daje beneen yoon seen chaîne de télévision la DTV. tey ci seen rubrique élevage d'ailleurs ñu ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom la ñuy wax Autriche ñu gën koo xamee ci olof Banjoli. Banjoli nag benn xeetu picc la bi nga xamante ni moom mooy picc bi gën a rëy ci àdduna ndaxte bu jigéen bi dina mesurer ba 1m90 bu góor bi mën na dem ba yegg ci 3 mètres picc la boo xamante ni it moom mooy picc bi gën a mag ci àdduna bi ndaxte bu jigéen bi mën na yegg ba 90 kilos. te bu góor bi su fekkente ni yegg na ci maturité am mën na yegg ba 150 kilos. Autriche it nekk na picc boo xamante ni mu toll ci dayoo noonu la gaawee ndaxte picc bi dafay atteindre vitesse su 100 km/h. nekk na picc boo xamante ni mën nañ wax ni sax moo gën a gaaw gaynde bu jigéen te picc la boo xamante ni aussi
mën na tëb mën na def ay bond yoo xamante ni dafay yegg ba 1 mètre 50 jusqu'à 2 mètres longueur maanaam guddaayu 4 mètres. Banjori yak picc la boo xamante ni mën na dund ci diggante 40 ans ba 75 ans 40 ans nag mooy ci moment bi nga xamante ni dañ ko jàpp maanaam dañ ko téye en captivité di ko yar ci biir kër wala ci ferme ak yooyu noonu mais su fekkente ni dafay dund ci nature bi ci àll bi noonu mën na dem ba yegg ci 75 ans muy picc boo xamante ni aussi dafay nen nenam nag bokk na ci nen yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a rëy ci nen yi nga xamante ni moom la picc di nen ci àll ndaxte nen yi nekk nañ nen yoo xamante ni dañuy peser entre 1 kilo 200 jàpp 1 kilo 800 nen la boo xamante ni aussi dañ koy lekk benn nen boo ko bu fekkente ni defar nga ko plus de 6 personnes mën nañ ko bokk te loolu lu conséquent la kon Autriche njëriñam bëri na yàlla dogal na ni léegi am na ay couveuses yoo xamante ni nit ñi dañ koy utiliser mais su fekkee da ngay ramasser nen yi mu nekk ci saison mën nga ramasser à peu près 50 nen mais nen yi boo leen xasee ba ramasser nen yi dafay laaj benn soin ni nga leen toppatooyee mooy que nen yi da nga leen di conserver ci benn température boo xam ne dafay nekk entre 14 à 15 degrés nen yi aussi chaque jour da nga ko war di retourner ñaari yoon mën nga leen conserver nag ci benn durée wu 15 jours 15 jours nag waru ko weesu soo leen conserver par nag moment bi nga leen di dugal ci couveuse bi war nañ fa def 41 jours à 44 jours ci température boo xamante ni dafay nekk 36,2 degrés te su fekkee couveuse bi dugal nga fa mu dem ba cuuci commencé fell nen bi nen yi da nga leen war a génnee ci biir couveuse bi dugal leen feneen foo xamante ni foofu la ñuy éclorer Autriche nag dafa nekk picc bi nga xamante ni léppam njëriñ la li ko jëlee ci dunq bi dem ci der bi dem ci graisse bi dem ci nen bi dem ci ndawal bi léppam njëriñ la te boo xoolee ci ndawal bi ndawalu Autriche bokk na ci ndawal bi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp protéine ëpp fer yàpp nag mais Autriche aussi ndawal li bokk na ci ndawal bi nga xamante ni moom moo gën a moins gras mooy maanaam bëriwul graisse bu bëri moom aussi bokk na ci ndawal yi nga xamante ni bëriwuñu cholestérol viande rouge la boo xamante ni mën nañ ko togg comme ni ñuy toggee yàpp nag di ko toggee yàpp xar ak yooyu noonu yëpp boo ñëwee ci nen yi da ngay gis ni nen yi mën nañ ko consommer ba pare di ko def ay objet d'art kon Autriche bëri na njëriñ boo demee ba ci graisse bi da ngay gis ni graisse bi fii ci Afrique dañ koy utiliser pour produits yi nga xamante ni dañ koy fajee ndoxum siti bëri na ci garabu ndoxu siti yu bëri yoo xamante ni graisse u Banjoli lañ koy defaree aussi bokk na ci feebar yu bëri yoo xamante ni lu jëm ci wàllum yax la ay arthrose ak ay yaram yu metteeg yooyu noonu pommade ak frotté yu bëri nga xam ne moom lañ koy defaree graisse u Banjoli bokk na ci mu nekk nag loo xamante ni lu am njëriñ la lu am njëriñ la moo tax tey Sénégal dañu war a gën a farataal élevage yu Autriche ñu koy wax Banjoli te bu ñu fàtte ni aussi Autriche fii la soqeekoo ci Afrique bëri woon na suñu réew lool sax waaye yàlla dafa dogal ni nit ñi dañ ko doon sàmm di ko rëbb di ko jàpp ba mu dem ba benn jamono joo xamante ni raafoon na ci réew mi mais yàlla dogal na ni ak éleveurs u Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi ciy def liggéey bu doy waar di indi ay couveuse di indi ay Autriche di ko incuber di ko tasaare ci biir réew mi ñu ngi ciy def liggéey boo xamante ni liggéey bi doy na waar ba nga xamante ni tey Autriche mu ngi commencé waat bëri ci réew mi bëri njëriñ lool ba tax na tey laaj na ñu taxaw def seetlu xool naka la ñuy defee ba nga xamante ni ndawal li Sénégalais yi dinañ ko xam parce que ndawal li nekk na ndawal lu baax ndawal li naka la ñuy def ba mu accessible ci Sénégalais yi lii nag mooy li nga xamante ni moom la ñu indiloon tey ci seen rubrique élevage d'ailleurs te di leen jox daje beneen yoon seen chaîne de télévision la DTV ak seen émission Njur ak Njanaaw